Sonko ñun dañoo bokkoon ci ñi taxaw di xeex di joxe sunu position de principe saa bu ñu jàppee ne diabolisation jógoon na dal ci kawam saa bu ñu jàppee ne injustice jógoon na dal ci kawam bi ñu koy génne administration ñun dañoo jàppoon ci ñi nga xam dañoo bokkoon ci ñi nga xam dañoo jàpp ne li muy def au même moment moom la ñeneen di def au sein de l'administration waaye c'est parce que dafa am fu ñu far moo tax ñu may leen jàmm moom mu am fu mu far ñu persécuté ko dàq ko rajee ko ñu am ci une position de principe mais tey jii kooku su ngeen demee ba gis ko mu def loo xamante ni jàppoon nañ ne moom ëppale na ko boppam ñun mbetteel la ñu ci am gàcce laa ci am man une déception laa ci am très sincèrement et en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne nous notre coalition ci laa mën a waxal ñi ma mën a waxal mooy que ne ça a été une grande tristesse pour nous waaye rek dañoo jàpp ne la politique n'autorise pas tout te politique bi nga xamante ni dafa nekk ci tuumaalaate ci sosalaate ci waxante lu bon ci defante lu bon ñun dañu jàpp ne sunu génération amuñu ñun loolu du sunu responsabilité ñun war nañu yëkkatiku loolu nekk au-dessus de ça moo tax damay wax ne même man métier bi ma nekkoon comme tey fii ma nekk nii face à une situation ñaari question rek laay laaj sama bopp lan moo xew parce que lépp lu may wax bëgg naa ko xam ñaanuma yàlla yëkkati mukk kaddu teg ko ci deru koo xam li may wax wóoruma mukk ci àdduna beneen bi mooy où se trouve l'intérêt général te politique bu warul tax nga bëgg sa mbir baax rek nga daal di ne naa fàtte intérêt général daal di jël lu rëy teg ko ci kaw nit ay tuuma yu rëy la yoo xamante ni en ce qui nous concerne ñun wérut amul li nga xamante ni moom moo koy firndeel Fatou Abdou jafe-jafe yu métti ñun ak gor yi nga xamante ni moom la ñu àndal jafe-jafe yu métti la ñuy defee campagne électorale bi ñaari fan a ngi nii camion pick-up bi nga xamante ni moom moo defoon sunu sonorisation ñi ñu ko luyee dañoo mujj ne dañ koy arrêté ndax ay bor yenn saa yi dañuy am jafe-jafe pour sunu carburant pour nuñ ko mottalee yenn saa yi dañuy egg benn dëkk am jafe-jafe pour nu ñuy héberger l'équipe minimale bi nga xamante ni moom moo ñuy gunge c'est-à-dire sur le plan de la logistique ku ñu financé jafe-jafe yi ñu am ku ñu financé waru ko am donc ñi nga xamante ni ñooñu la ànd ñu nekk des Sénégalais des hommes et des femmes dignes ñoo xamante ni bëgg ñoo lekk lu leewul xalaatuñu ko et on va arriver à l'Assemblée nationale en étant libre de nos actes libre de ci sunu xalaat mais ñooñu nga jël lu toll noonu teg leen ko moi man dama koy récuser ba pare dama koy condamner. Fatou Abdou Ndiaye di wax jafe-jafe yi ngeen am pour dérouler seen campagne ça veut dire que vous n'avez pas les moyens financiers kon noo leen def ba fay seen caution ku leen ko fayal caution bi dafa am ñoo xamante ni ñoom la ñu àndal kenn ci sunu allié yi Amidou Thiaw nga xam mooy nekk 3e sur la liste nationale bi ñu waree fay caution bi moom ci ñi jàppandi woon jamono boobu am liquidité la ci la bokkoon moo yëkkati caution bi dem ñu joxe ko caution c'est 15 millions de francs te wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni ñun ñoo ànd muy ay nit yoo xamante ni nous ne sommes pas aussi des misérables ñoo xamante ni kenn ku ci nekk yaa ngi liggéey yaa ngi góorgóorlu ci sa côté Sénégal nag jaral la lu ne nga miiras sa bopp pour lii ñuy def ni ñu mën ko def. très bien xam nga kenn minimisé wul peut-être le métier de journaliste bi nga xam ne ci nga nekkoon mais journaliste bu taxaw c'est vrai que am nga ñu la jàppale fayal la 15 millions mais quand on parle de campagne on parle de moyens oto yi day am carburant fu ngeen dem Sénégalais yi ak politique ni ñu ko jàppee fan ngeen di jëlee réellement koppar bi bu weesee la question ci li ngeen demee élection législative am nañ ay Sénégalais yu baax yoo xamante ni ci sunu biir ñoo xamante ni bi ñu jógee ñoom dañ ne sax li ngeen di def ñun ngeen koy defal ñu bàyyi seen lépp def ay sacrifice jël li ñu am ñoom daal di ñuy jox fu ñu toll dañuy jël li ñu am fu ñu toll ci situation yenn saa yi on tape sur un non justement dañu tànn mais justement dañu tànn am na ñu bari ñoo xamante ni tey ñun suñu neexoon du ñu am jafe-jafe ci élection yi su doon xaalis seexlu wuñ benn xaalis kon du ñu am jafe-jafe ci élection yi am na ay nit yu ñuy daw bëgg ñu jël seen xaalis ñun ñu bañ parce que dañoo jàpp ne ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura dañoo jàpp ne it nit ki bu la abalee ay bët fu la neex ngay xool te ñun benn kilifa rek la ñu bëgg a am bu ñu eggee assemblée nationale mooy askanu Sénégal xam nañ ne sonn nañ xam nañ ne jafe-jafe yi bari na kër yu bari boo fa demee tey ci biir réew mi retraités yi ñoo yor kër yi ay nit am fanweeri at ñeent fukki at nekk ci seen kër papa mënuluñ seen bopp dara am jafe-jafe te mënuñoo fajal seen bopp donc détermination boobu ñu nga xamante ni moom la ñuy doxee loolu moo ëpp doole sax alal bëri na ku am alal tey te mënta am résultat ci politique
parce que àndul ak ay nitu conviction dañ koy topp ndax alalam bu alal bi jeexee dootu leen gis ñooñu muy jox xaalis sax ñuy nekk ak moom ñooy retourner di ko yàq ñun dañoo ànd ak ñoo xamante ni tey ñii dañoo jël congé ñii dañoo miiras seen bopp wax dëgg yàlla bugguma sax tudd ay tur ñoo xam dañoo jël li ñu am def ko ci ñii jël ay risques énormes def ko ci sunu QG fi ñu ko defoon nee naa la kenn koo xamante ni ci ñun la bokk nekk un médecin moom moo aménagé son cabinet médical jox ñu ko foofu lañ defoon sunu quartier général liggéey bi yëpp foofu lañ ko doon defee une partie de son cabinet la jëloon jox ñu ko gis nga Fatou Abdou Evelyne y a des gens qui aiment ce pays am na ñu bëgg Sénégal fii comme si bitim réew li leen réew mi jaral kenn xamul ni mu toll te ñooñu pare nañu pour dimbali ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di góorgóorlu te yàlla rek tax waaye nag sénégalais yi seen yaakaar dafa yàgg tas ñu yàgg aussi am yaakaar ci nit mu nekk ci boppam di lijjanti boppam xam nga lan moo métti nag mooy kenn gëmatul njàmbaaru xale yi ci Sénégal ndaw ñi xam nga tey jii on nous pose une question l'origine de nos fonds. C'est normal. Mais kenn du ko laaj yeneen coalition yi kenn du leen laaj fu ñu jëlee seen xaalis te pourtant gis nga oto yi ñuy dawal gis nga li ñu yor ci moyen gis nga ne amuñu jafe-jafe moyen mais ay xale yu lii moo tax ndaw yi Sénégal dinañ yàgg di nekk à la remorque ci ay nit yoo xam duñu xam fu ñu leen jëmee parce que tey jii damay wax ne si on a les moyens on organise si on n'a pas les moyens on s'organise su fekkee ne li nga bëgg amoo ko ay nit bu ñu dajaloo lu nekk mën nañ ko def et ñun aujourd'hui c'est ce groupe là que nous avons yenn saa yi ñu dem fenn mais mën nañoo bañ a am sax lu ñu xéw la dañuy mos tuuti rek daal di naan ndox daal di dem tëdd mais Sénégal jar na ko fépp fu ñu dem dañuy gis ne ñañu fay fekk dëkk bu ñu fay fekk démb ci tàkkusaan ñoo ngi nekkoon ak Cheikh Ahmed Tidiane Niass ak Serigne Assane Seck bu Thiénaba ñu fekk leen Thiénaba mais ñooñu pàkk bi ñu nekkoon démb muy pàkku kilifa diine yu mag yoo xamante Ahmadou Ndak Seck Serigne Ahmadou Ndak Seck mais ñoom bu ñu la waxee li nga xamante ni ñoom loolu la ñu enduré wax la Cheikh Ahmadou Bamba li mu enduré Seydi Hadji Malick bi ñu nekkoon démb Tiwaawan li mu enduré góor yàlla yooyu nga yëpp nga xam Sénégal jaraloon na leen seen bakkan ñii ñu exilé leen ñii ñu rey leen ñii ñu torturé leen lu ne ñu def leen ko mais pour réew mi ak si fii mais ñun lan la ñuy sacrifier pour que Sénégal ñu mën koo bañ a bàyyi ci situation bii mu ne aujourd'hui où l'État est conçu comme un instrument d'enrichissement illicite et de règlement de compte mais il faut pas qu'on adule aussi nos bourreaux ñun ay victimes lañ d'un système qui est là ñoom ñiy jël xaalisu Sénégal nit ñi xam ne ñii dañuy jël xaalisu Sénégal sàcc xaalisu réew mi mais wax dëgg yàlla ñooñu lañ war a laaj ay compte alors yéen également opposition bi est-ce que cette manière bi nga xamante ne am na tey ci opposition bi ànd na ak élégance d'abord yow auparavant nit ñi dañu la doon tàccu adulé la sur les réseaux sociaux et partout parce que parfois nga am position boo xamante ne ànd na ak coalition ou opposition bi tey ñu ŋaññi la loolu nga xam ne gis nañu ko beneen wàll bi également violence électorale yi nga xam ne gis nañu ko est-ce que bokk na ci li mën a dooleel une opposition aujourd'hui wala l'opposition au Sénégal. xam nga man jamono bu ci nekk li may laaj rek mooy askan wi man askan bi rek moo may intéressé c'est-à-dire que les coalitions oui c'est très bien mais li ma soxla mooy coalition yooyu bu ñu jógee ndax askan bi moom moo leen ñor wala ndax seen bopp ñoom ñoo leen ñor et que ñun élégance rek la ñuy doxee ci élection yi ñun suñ lépp ci xam-xam lañ koy teg ak itte ak teggin bu mat sëkk ci lañ koy teg damay wax ne le Sénégal c'est une promesse de paix et de stabilité sociale cette paix et cette stabilité sociale dafa am njëg boo xamante ni moom la am ñun du ñu bokk ci ñi nga xamante ni ñooy salfaañe li nga xamante ni jàpp nañ ne mooy rester suñu seule ressource boo xamante ni moom la ñu am donc opposition bi li ñu jàpp ñun mooy que ne tey liggéey bi nga xamante ni ñoo ngi koy def de part et d'autre ñun dañ koy respecté foo nekk ci opposition Sénégal ak koo mën a doon ñun respecté nañ sa taxawaay respecté nañ sa jëfin respecté nañ sa waxin ak sa responsabilité la ci ni ngay doxee li ñu ñaan aussi mooy nga respecté ñun aussi la manière dont on procède nga respecté ko parce que nul n'a le monopole du patriotisme nul aussi n'a le monopole de la science yaa ngi dégg donc na ñoom nañ ñu nangul ñun suñu façon bii nga xamante ni moom la ñuy doxalee sénégalais yi nangu xam nga ki nga xamante ni dafa bokk ci 8 listes yoo xamante ni sénégalais yi ñoo ne bëgg nañu nga bokk mais yow boo respecté wul ñooñu sax respecté le sénégalais